nuyuwaat nañ leen beneen yoon yéen ñi seetaan ci biir saloumactu.com beneen émission lay doon ak beneen leader ñu ngi ci seen biir émission sunu leader ni ma leen koy waxee yow ñiy seetaan tàppel Saloumactu donc ñu daal di daagu ba ci sa biir koñ sa biir région wala sa département daal di jël sa leader wax ak moom tey nag ñu ngi fii ci préfecture bu Kaolack di dalal nag Déthié Ndao moom mooy suñu gan tey ci émission sunu leader waaye nag balaa ñuy door rek émission bi dañuy fàttali yéen annonceurs yi bu leen rek tay woote leen ci numéro bi mu ngi daw ci bas écran bi donc ngeen ñëw ñu fësalal leen seen i produits ci biir émission sunu leader donc nga doon leader ba faaw Déthié Ndao la ñuy dalal tey ci suñu biir émission sunu leader monsieur Ndao ñu ngi lay nuyu. Saloumactu.com di leen di gërëm aussi di leen souhaiter bonne et heureuse année parce que année 2019 lañ jeexal dugg ci année 2020 tey yàlla def seen émission bi ngeen xam ne moom ngeen di faral di def tous les mois. tey ngeen dal ci man kon maa ngi leen di gërëm d'abord balaa maa présenté wu gërëm leen yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant waaw maa ngi tudd Déthié Ndao jiite mouvement Kaolack ca kanam aussi nekk agent à la préfecture de Kaolack bon di yëngu ci aussi nawetaan doon président ASC Kandé Gade bi nga xam ne foofu laa dëkk muy Fass Kandé Gade waaw loolu laa mën lu ma ci wax. voilà ngeen déggee ko noonu moom la ñuy dalal moom Déthié Ndao nekk ndaw buy yëngu ci wàllu politique alors tey dañuy dugg si wàllu politique yaa ko wax sonk président mouvement Kaolack ca kanam donc ñu gisoon la ngay def sa ay yëngu-yëngu wàllu politique defoon fi déclaration aspiré doon maire bu Kaolack nga jékki-jékki jël loolu yëpp bàyyi ko ci suuf lan moo tax nga bàyyi loolu. non du bàyyi sax bu ñu ko tuddee bàyyi waaw parce que jamono ji weesu déclaré woon naa fi ne candidat laa ci mairie Kaolack. fësal ko Kaolack waa yëpp aussi dégg ko ñu bëri aussi rafetlu ko ñu bëri aussi kontaan ci sotti boobu ma def mais jékki-jékki wu ma rek bàyyi ko dama gis koo xam ne xëy na yaakaar naa ci moom Kaolack waaye aussi yaakaar nañ ci moom que ñu mun a ànd dem uti mairie bi mu tàll ma loxo ñu fusionné wu pour ànd dem uti pour mun a gagner mairie Kaolack mais newut ne damaa jël sama candidat teg ko ci suuf déedéet damaa gis koo xam ne talal na ma loxo mu doon doomi Kaolack ne ma nañ ànd ñu uuti suñu uutee nag mun a aussi jëriñ Kaolack waaye mun a aussi defar Kaolack parce que Kaolack toll na foo xam ne moment boo xam ne bépp politicien wala bépp nit koo xam ne fidèle nga dem nga doon nga doomi Saloum gëm nga Kaolack rek war nga mun a ñëw tàllal sa loxo ci mairie bi pour ëllëg su la ko yàlla joxee nga mun a defar Kaolack ndax Kaolack soxla na vraiment pour ñu defar ko. voilà Kaolack soxna dañuy defal ko mais benn son dafa am loo xam ne dafa xew da nga am sa mouvement donc di ko doxal ñëpp xam la tey nga jël sa mouvement bi sayal ko ci mouvement bu Serigne Mboup kenn déggatu la alors lan moo waral loolu ban rapport la Déthié Ndao am ak Serigne Mboup quel est le problème finalement aspiré maire de Kaolack ba si yàgg nga bàyyi ko dem ànd ak Serigne Mboup y a quelque chose boo xam ne mu ngi si biir tamit sa parti nga sayal ko si biir. non du sayal soo ne sayal rek dafa mel ni ku say mooy ku dem nga xam ne définitivement kon mouvement Kaolack existe mouvement Kaolack mu ngi nekk ba léegi déggoo lu ma la wax damaa dem gis koo xam ne doomu Saloum la doomi Kaolack la mu ne ma kaay ñi ànd te encore une fois ànd la wax ñu fusionné wu ànd mooy que man mbër laa moom mbër la ñun ñaar ñëpp ay mbër lañ dañuy dem na uti suñ utee na ba sa càppandaw bañ lu ñu ut ñu am ko kenn dina jiitu kenn topp ci ginnaawam mais seey su amee rek dafay mel ni kon man mouvement Kaolack ak mbubu Kaolack bu ma doon wute dama ko jël rek sànni ko déedéet parce que lu ma def ci Kaolack lu ma def si mouvement bi kenn du ku munti doon koo xam ne damay ñëw rek jébbal la sans bopp parce que mu ngi mel ni loolu sëriñ ak taalibeem soo ñëwee jébbalu day mel ni ne da ngaa dem pour définitivement kon waratoo sax politique parce que soo xoolee depuis lors ba ma àndalee sëriñ boobu ba léegi maa ngi def samay activité terewul aussi lu ma meloon rek laa mel parce que su may wax damay wax ci turu mouvement Kaolack ci kanam su ngeen weesoo fan yi yëpp yéen a may gis ci réseaux sociaux yi di may gis ñi may invité ci sport bi may dem ak sama moyen bopp ak sama doole bopp sëriñ boobu encore une fois dañoo ànd doomi Kaolack la mu gis ne Kaolack soxla na doomi Kaolack bu ko defar mu wóolu ma ñëw ñu toog waxtaan bi nag dañoo fusionné wu dañoo ànd pour outil waaw parce que loolu tey jii baax na trop pour ma reere ko Kaolack waaye ñu xam ne man newuma pour seey ci Serigne Mboup damaa ñor sama mouvement Serigne yor mouvement am ñu bokk gis-gis bokk ambition wane ne tey Kaolack bii
ñun doomi Kaolack gi rek ñoo mun a taxaw pour defar ko ñun ñaar nag kaw mu ngi mel ni man tey su ma ko woon tàllal ko loxo day ñëw ànd ak man parce que du question ne damaa ñëw topp ci ginnaaw sëriñ non damaa ñëw ak sama mouvement ànd ak sëriñ ma gis ne mu ngi teg ay pas yoo xam ne rafet la ma xam ne aussi saalum la ma ne naa mu tàllal ma loxo nag mu dem uy ji ko ñoo bokk ambition su ma demee nag ba tey jii may gis sëriñ boobu di doxalee neneen loo xam ne bokkatuñ li ñu doon gisee dama ko fay bàyyi dem topp sama vision man sama vision yëpp mooy Kaolack visage xar bu mu am nii visage bu mu am nii mu changé mu soppeeku dafa jot nag Kaolack soppeeku ci domaine bu ne ci côté bu ne Kaolack il est temps que ñu defaraat ko te ñun doomi Kaolack yi fii dëkk di fi yeewoo ñoo ko mën a defar parce que ay jamono dama la wax ne Kaolack mu ngi nelaw dañoo war a yeewu parce que kenn du jógee Fatick wala beneen région ñëw nañu kaay ma defaral leen Kaolack ñun doomi Kaolack yi ñoo mën a jóg fépp ñëw defar ko sëriñ nag dafa gis def ay exemple def ay jalon def preuve yu leer gis nga tey cœur de ville yàlla ak moom a tax du dëgg tey jii suñu doom yi namatuñ Dakar kenn namatu Dakar loolu yëpp. ton cœur de ville nag projet Salif Ba la woon. waaw maa ngi koy ñaanal foofu mu tëdd yàlla yërëm ko te xare ko àjjana Salif Ba moo teg cœur de ville ba ko fii ba mu xam ne newutu fi sëriñ bu moo ko utu pour defar cœur de ville Salif xam nañ fu mu teg fu mu fekkoon fu mu bàyyi cœur de ville actuellement aussi xam nañ fu sëriñ bu jëlee cœur de ville defe ko ni Salif dafa defar yeggut sëriñ gis am vision bu leer ne cœur de ville bii war naa ko mun a def mu dund loolu nag Salif Ba dañ koy sant di koy gërëm ndax moo teg première pierre bi moom moo ubbi bunt yi mais caabi yi ak ku ko defar mooy sëriñ gërëm ci loolu kon nag sëriñ loolu yëpp gërëm ci loolu moo ne fi ñu toll nii teg na premier pas bi muy chambre de commerce deuxième plan cœur de ville kon nag troisième plan bi nag mais ak Kaolack boobaa nag di ngay gis tey jii beneen xar-xar Kaolack sëriñ dafa bëgg yaa ngóor comme nu man mu président mouvement Kaolack ci kanam man Déthié nu ma bëggee yaa ngóor rek la ñuy wër ñun te ñun Kaolack lañ dëkk tey jii suñ Kaolack bi suñ ko defaree ba mu mel ni yeneen raisons yi tey yow mii da ngay siggi ndax Kaolack Carrefour la fooy dem fu ne di nga jaar fii tey su ma nee ni ba Kaolack rafet da nga ne vraiment Kaolack rafet na boobaa du sëriñ de boobaa du Déthié de mais Kaolack waa yëpp la ñuy delloo njëkkër te ñun ñu am yaakaar am gis-gis te xam ne ni tey président Serigne Mboup su ñëwee ñu ànd liggéey ànd xeex jël mairie bi Kaolack dina changer Kaolack dina mel nu mu war a mel te yaa ngi gis aussi port baa ngi nii président Macky Sall moom la ñuy jàppale sama mouvement président Macky Sall lay jàppale mais aussi tamit port bi war nañ ko dundal parce que Kaolack du mairie rek Kaolack du chambre de commerce Kaolack du cœur de ville rek port bi aussi tamit njëriñ la te yaa ngi gis président Serigne mu ngi ciy xeex ba jusqu'à présent ba tey jii mu ngi xeex pour ñu defar port bi te yooyu yëpp tey jii mu teg ci tànkam teg ci xar-xaram yitteem pour mu sotti te su sottee doomi Kaolack yëpp tey di dootuñ namm fenn jeunes yi doon taxawaal dina am fi ñu liggéey ñeneen ñi nga xam ne tey jii ñu ngi ci moto jakataay te amul lu ñu def dinañ am fi ñu liggéey kon nag kooku kuy def loolu su la laajee mairie Kaolack war nañ ko mën a ñam ñu xool tuuti nan la mënee. alors yow yaa ko mentionné léegi mouvement Kaolack ca kanam fusion dafa def fusion ak Serigne Mboup tey ban acte ngeen d'accord parce que tamit du ngeen dem rek def fusion ak Serigne Mboup mu jël maire de Kaolack ngeen reculer forcément am na lu mu leen dig lan la leen Serigne Mboup dig parce que nag dafa am benn loo xam ne ñëpp ñoo ko constat bi ñëpp ñoo ko def Serigne Mboup a récupéré les jeunes ñi nga xamante ne ñoo yoroon communication bi Kaolack donc récupéré teg leen si peggam des Déthié Ndaw et autres ñu ngi si ginnaaw Serigne Mboup alors ban pacte ngeen signé tamit. non du signé sax parce que suñu nee am na pacte bu ñu signé. non bu signé amul moom ça veut dire que da nga sey si biir Serigne Mboup. sey ma xëy na am na lépp kenn du mun a wax nee nañ lu olof Ndiaye wax gëlëm du xamal lan ci biir mbooloo am na lépp mais du question signé parce que su ma nee signé am na rek day mel ni kon dañoo ñëw ñun pour pàccoo mairie Kaolack dañoo ñëw pour séddoo ñu or que ñun dañoo ñëw pour defar Kaolack mais nag am na lu ñu teg. nee naa la sànq ci biir wax ba ma la juññoo rek war nga mën a xam fa mooy waxee tey jii suñu àndee mën a moom xeex sëriñ day jiitu ñu topp ci ginnaawam mais pas ñu dem ba dénk sëriñ Mboup mairie bi ñu dellu ginnaaw ah non dañuy ànd ak moom nekk ci biir mairie bi liggéey pour gérer Kaolack parce que suñ ko bàyyee rek moom dong mu dem ci mairie kon day mel ni ne ñun ñi xam-xam bu ñu amoon ak plan bu ñu amoon pour Kaolack jëm ca kanam pour Kaolack avancer pour Kaolack day mel ni ne ñun dañ gëmu yoon suñu bopp
déedéet dañoo ñëw pour ànd ak moom pour gérer mairie de Kaolack dañoo ñëw pour ànd ak moom pour gunge pour liggéey Kaolack looloo tax mais ñëwuñ rek mu ne loolu nag su ma la ko juñee rek war nga mën a xam ne kii kon am na loo xam ne teg nañ ko kat ci table teg nañ ko parce que ñun moment lañ yor aussi sëriñ suñu waxantee dëgg rek du politicien te ñun dañuy politique te mairie Kaolack ba naka jekk politicien yi ko mos a yor kon nag suñ demee ma jël koo xam ne du politicien ñu teg ko fa ñun politicien ñu reculer kon nu muy doyee moo tax ab sa yu bëri yu ngay gis ci mairie yëpp politicien moo koy doxal moo koy comme ni ma koy wax moo koy gouverner moo koy piloter moom moo koy doxal pour mu dox parce que tey jii yow nga jël un président Serigne Mboup nga xam ne bon moom métier am lii la ko may ñun métier suñu métier lii la ñu may tey suñ ko bàyyee moom dong ak métier am kon dinañ ne ñun est-ce que ñun Kaolack waaye ñun it aussi naxuñ nen te bañ nag Kaolack waaye nee ne dañ ñeen nax il faut ñu ànd ak moom gunge ak moom gérer ndoog mairie bi suñ ko gérer nag dina am ku jiitu am ku topp da ngay ñëw teg say norme de conseil mouvement bi am na ñoo xam ne tey jii suñ ko defee dina am ñoo xam ne ci biir mouvement bi mais apte nañ pour mun a doon conseil municipal am nañ xam-xam bi am nañ idée yi mais dañ jël nag mouvement bi ñi fa nekk ñëpp président Serigne Mboup gagné mairie bi rek ñu dem toog non dañoo bëgg a ñëw gérer Kaolack looloo tax. alors man benn question laa am boo xamante ni nii dama la koy poser fan la Serigne Mboup nekkoon au moment où Kaolack soxla nañ ko parce que dañuy toog rek benn instant gis ko mu dugg ci wàllu politique Serigne Mboup ñëw na attaqué na politique bi alors am na yenn moment yoo xamante ne Kaolack soxla woon nañ Serigne Mboup les opérateurs économiques daanañ ko gis fenn alors fan la Serigne Mboup nekkoon. non Serigne Mboup mu ngi fi woon. est-ce que nag nekkul sax intérêt personnel am tamit. non du intérêt personnel parce que Serigne yow gënuma la xam Serigne Mboup Serigne Mboup mu ngi ci liggéeyam d'accord am na laps de temps boo xam ne doomi Kaolack la nag am na ay jamono yoo xam ne nañ waxante dëgg man du ma nëbbu dëgg déggoo ko fi mu woon Dakar comme yeneen doomi Kaolack yi ni ñu nekkee Dakar te kenn du leen dégg Dakar rek la ñu ne di gérer ay business am du dëgg ba ko yàlla namee déy ko ne ko war nga mun a jël chambre de commerce du Kaolack ci la ñëw Serigne nag également foofu la gën a feeñee foofu la ko xale yi xamee mais ñu bëri Kaolack kenn xam ko woon kenn xamul kan mooy Serigne Mboup soo ne Serigne Mboup ñu ne fa ne koo xam ne jaaykati oto la wala ñaari businessman lan nangam du dëgg mais nag ba mu ñëwee ne chambre de commerce la turam nag gën a mën a siiw ci Kaolack ñu ne kan mooy Serigne Mboup mais nag ay années yi passé si ginnaaw kenn déggul Serigne Mboup kenn xamul Serigne Mboup mais nag ba ko yàlla déyee na ko nag war nga mun a wàcc sa dëkk Kaolack nga dëkk Kaolack nga juddoo Kaolack nga yaroo war nga mun a nag waa Kaolack soxla nañ la si la ñëw nag tàllal loxo chambre de commerce ñu dénk ko chambre ko moom jógee chambre de commerce créé cœur de ville kon mun naa ne d'accord nangu naa ne ni Serigne ci la commencé nag nit ñi di xam Serigne rawatina nag ba mu ne candidat laa ci mairie bi foofu la nag la langue bi tasee waaw. Déthié Ndao moom jàpp na ne les statistiques yu Serigne bu war na ko mën a may mu jël maire bu Kaolack tamit mairie bu Kaolack lay laajul lu ndaw Kaolack ak li fi nekk ci ay problème tas de problème tey est-ce que jàpp nga ne Serigne bu statistique am may na ko mu doon maire bu Kaolack. ah si lan nga namu ci loolu mais Serigne doomu aadama la rek. day baax nag ngeen leeral askan bi tamit. dafa prouvé wax naa la ko sànq Serigne dafa am étape yu mu jaar. def fa ay résultats yoo xam ne kenn mënu ko lam-laame ku ne la nee na nii nee na ngi nii du dëgg kon nag kooku mu jàll ci yooyu nag fi mu toll nii étape bu des mooy mairie Kaolack Serigne jaar na chambre de commerce lu mu fa teg mu fa tegee doomi Kaolack yëpp teg nañ seen bët ku nangu nag dëgg nag xam ne Serigne fu mu fekkoon chambre de commerce ak fu mu ko indi nag wax dëgg yàlla gàccee nga la am kon nag léegi lan lay laajati te moom mu taxaw ne moom Kaolack doomi Kaolack la dafa bëgg Kaolack visage Kaolack changé. kon kooku nag soo bëggee liggéey pour Kaolack changer mairie bi rek nga mën a jël pour fee nga chambre de commerce moo fi des mairie Kaolack moo fi des chambre de commerce mairie Kaolack fan la mën a dem mairie rek la mën a laaj ci kaw ambition yu mu bëgg yu mu yor ci kaw schéma yu mu teg ci kaw xam-xam bu mu am pour Kaolack mën a changer kon mairie su pouvez wu doon mairie Kaolack su pouvez wu doon chambre de commerce kon du laaj mairie Kaolack kon gars yi dinañ la ko gars yi taxawal. commerçant yaa ngi nii ci marché bi kon dinañ ne ay arrête yow chambre de commerce defoo fa dara tey nga bëgg a laaj mairie bi mais depuis lors ba nga déggee ne Serigne candidat la mairie Kaolack koo wax dina la mooy meilleur candidat macha allah non suñu nëbbante wut sondage say su nga doon def rek ñu teg ay candidat rek Serigne mooy génn. donc yéen def ngeen seen sondage ba pare. si nit ki balaa ngaa dugg ci
bëre da ngay dem ñaan nag ngem waat xool sa ngem sa ginnaaw. seen cumbukaay daal pare na. xool ndax yow mii war nga mun a dem ci langue yi wala munoo dem mais soo mënut a dem ci langue bi daw jaru ngay dem parce que soo demee ay jële yu métti fay de mais su la wér na ne soo demee yaay daan da ngay dem sëriñ dafa pare. alors yéen leer na leen yéen day daan. non kooku nee naa. ak équipe bi nekk ci mairie bu Kaolack. non équipe bi man gisuma équipe boo xam ne jamono jii may wax ak yow ba koroog ñiy dem élection ku mun a daan sëriñ sëriñ nag dafa am nag ñu mu àndal sànq wax nga ko mouvement Kaolack ca kanam mais mouvement Kaolack ca kanam ay jeunes lañ ñoo xam ne dañoo gëm seen bopp dañuy dem ak seen propre moyen demuñ ci moyen kenn te yaa ngi gis mouvement Kaolack ci kanam ci domaine bu ne ñu ngi leen di pare ñu ngi leen tuddee ay bés mais kon Kaolack waaye ñu ngi ñuy bàyyi xel Kaolack waaye aussi xam nañu parce que suñu xamu doon wala ñun tekkiwuñ dara ci dëkk bi kon kenn du ñu tuddee bés te ñag ñu mun bés lañ ñu mun suñu boor heure bu ñu tuddee bés rek def nañ ci loo xam ne sigil nañ ñooñu du dëgg te fii lañ juddoo fii lañ yoroo dafa jot nag équipe ministère waaw yii bi nga xam ne mairie Kaolack ay jeunes yor ko ñu mel ni yow ñu mel ni man ñu mel ni keneen mais nag nga bëgg fee teg ay paa ba kañ ñi fi newoon depuis Ablaye Diack ba léegi ñoo fi ne mais ban monde lañ ne. alors selon Déthié Ndao ñu dugg foofu selon Déthié Ndao lan la jàpp ne moom la équipe municipale bi deful loo xamante ne tax nañu war leen fi mën a jëlee tamit. non bëri na. ah bon. waaw si ma jox la exemple xoolal marché bi ñun am nañ tey suñuy schéma yoo xam ne teg nañ ko te bëgguma wax secret bi xoolal marché bi. non ñamal ñu ci tuuti rek. non xoolal. xoolal caméra amul dara amul maa ngi yow ñooy waxtaan ñamal ma ci tuuti rek. ki nga marché bi tey mënoon nañ ko organiser. ba nga non amul. fi mu toll nii marché bi li ñuy dugal ci xaalis bëri na mais war na gën a dugal lu ëpp loolu tey soo jëlee benn riz ma jox la exemple riz frigo bi nga jël ko jël benn genre yi poubelle ordure tey nga ne cantine bu nekk na joxe 10 francs chaque jour 10 francs am kenn ku ko gérer ñaata la ci xaalis c'est de l'argent nga defar ko beneen riz ba pare aussi marché bi il est temps nag ñu defar ko balaa ngaa omelette toj nen mais dafa jot pour ñu defar ko. buñ naxante nañ waxante dëgg marché Kaolack xam nga nit ki tey nga ne commerçant la sama xarit la su ma yàqee lii pour defar ko maa ngi koy yàq dama koy yàqal déedéet au contraire yaa ngi koy defal lu baax depuis bañ juddoo avant ñuy juddu depuis ay wal jooja njaay depuis kenn xamul marché Kaolack bi nii la mel dafa gën a yàqu te mun nañ ko organiser waat ba nga xam ne recette yi muy génne mu ëpp tey ji ñaanu ma ko yàlla su musiba doon am sapeur pour mu dugg problème la du dëgg te loolu ak àddina ñu ànd. mais est-ce que jàpp nga ne loolu tamit faute municipalité bi parce que tamit bu fekkente ne kum neex nga ñëw teg sa cantine defee na la neex est-ce que jàpp nga ne loolu aussi faute municipalité. mais municipal mooy gérer mairie mooy gérer marché amul kenn kuy gérer marché ku doon mairie même ñi fa ne ay délégué marché mairie moo leen fi yóbbu mais mairie mooy gérer marché looloo tax prestation municipale chaque fin de mois mu dugg ci cantine yi di laaj loolu xaalis si mairie la kopparu mairie la. kon mairie mooy gérer loolu bu ñu ragal ji nga soo nekkee maire bu ragal balaa ngaa defar foog nga yàq nee naa la sànq balaa nga am rek toj neen mais amul ragal bu après soo defaree pare dinañ comprendre ne kii vision bii la bëggoon kii gis-gis bii la amoon na la nit ñi xas na la nit ñi ŋàññi mais defaral Kaolack marché bi nu mel dafa doy wax te mun na fi loolu benn ci mairie Kaolack équipe police municipale bi ñu ngi liggéey waxuma ne liggéeyu mais war nañ mun a gën a liggéey organiser jakataay mais xoolal jakataay fu nekk dañuy taxaw soo jéenee doo mun a dox ci buntu marché yi fu ne def nañ fa arrêt xam nga su ma waxee ñuy fon ne compte ma benn jakata ndax samay mbokk a ngi fi samay frère a ngi fi du dëgg mais nañ leen organiser loolu ko war a def mairie mais tey jii mairie war na mun a am ay oto mbalit yoo xam ne tey dina dem si est-ce que yow sa kàcce oto mbalit mu ngi fay dem rawatina président Macky Sall lancé pour Kaolack pour Sénégal 7 du marché rek du rue yi rek ba ci koñ yi mais loolu tey jii jamono ji njëkk ba da nga doon gis oto mbalit doon dem ba ci kàcce yi di jël poubelle yi di jël bag yi ay bag la woon yu ngand nga siy sotti mbalit mais loolu lan moo tax mënuñ ko indiwaat te ba léegi mbalit mu ngi nekk ak ñun mbalit chaque jour mu nekk ak ñun te loolu war nañ ko mën a organiser xam-xam yaa ngi fi. tey nee naa la Kaolack bii mbedd boo gis tey d'accord suuf ak dëkk ñoo ànd mais tey suñu organisé woon équipe bi mairie liggéey tey jii di nga dem mbedd yu bëri doo gis mu am suuf te ñun am nañ projet boobu
ba nga xam ne tey mbedd yi nga xam ne tey jii am nay suuf yu bëri mun nga ko def mu doon tali wala mu doon pake nga xam ne duñ si dox doo dox si suuf affaire yi xam-xam la ak xalaat. donc kon su ma la déggee ñoom ñi fi nekk amuñu xam-xam daal. non am nañ mais des na nit ki doo xalaat yépp non am nañ mais des na xam-xam bi mooy volonté bi am ambition am volonté ne man mii bëgg naa Kaolack bii changer. mais ma jox la exemple jamono Ibrahima Bey met Bey maa ngi koy saluer au passage mais moo fi defoon feu rouge mais dafa rafetoon accident yi wàññeeku woon na mais bu feu yi yàqoo kenn defaru ko kooku maire la woon lan moo tax ñoom mënuñ dekkaliwaat feu rouge lan moo tax marché géej gi ngi nii ci mairie la bokk mais xoolal ni mel lan moo tax mënuñ ko organiser lu fi nekk lu ñu war a defar mairie bi war a defar bëri na. mais ñun nag am nañ idée bi am nañ xam-xam ñu ngi ko teg ci dossier teg di xaar heure bi ñu Kaolack waaye incha allah dinañu ko dénk mairie bi heure bi ñu Kaolack waaye dénkee mairie bi tey ñu xam ne lépp ay dëgg mais nag tey nag nit ki nag donc sooy dem guerre génne say arme joxe wallaay doo dem mais nag xam-xam baa ngi fi lépp ñu ngi ko teg dañ ko étudier nee naa la ñu avant président Serigne Mboup di jóg ànd ak mouvement Kaolack ci kanam pour laaj mairie bi def na étude Kaolack. plan Kaolack dañ ko def teg ko lu ñu bëggee Kaolack mel te wallahi heure bu ñu demee élection ñu génne suñ plan de feuille de route lu ñu bëggee Kaolack mel ñëpp dinañ yàkkam sa jour élection te jour bi jot. mais xam nga feuille de route ñëpp am nañ ko tey maire bi équipe bi fi nekk bi ñuy campagne ñoo tegoon seen feuille de route ñi leen fi jiitu aussi dañoo tegoon seen mais le problème c'est que à chaque fois bu ñu tegee maire fii si mairie bi bu ñëwee lépp day tabbi. jàll ci suñ ginnaaw tàbbi géej est-ce que yéen tamit bu ñu leen tegee fii du ngeen def noonu rek tamit régler seen problème dem seen yoon. bu loolu amee nañuy Kaolack waaye fekk ci maire bi génn ñun dañoo am loo xam ne dañ koy jomm rus parce que fii lañuy yeewoo duñ ñëw di campagne dugg ci dëkk bi ne leen lii mooy ci schéma lii lañ bëgg Kaolack mel wax fii wax faa non ba pay jël loolu sànni ko ci mbali bi non duñ ko def heure buñ ko defee nañuy Kaolack waaye parce que nit dëgg. soo ko gisee xam ne kii am na volonté ba liggéey soo gisee président Serigne Mboup nga xam ne kii am na xam-xam bi kii taxaw na tey pour suñ ko joxee Kaolack mu defar Kaolack kon kooku kenn du laamee ne su jotee mairie Kaolack du réussir day réussir parce que dëkk prouvé ba pare dëkk def mu gis te wax naa la ne ngóor rek la bëgg te aussi yàlla may na ko xam-xam bi yàlla may na ko moyens mais kooku mu ngi tukki fu ne macha allah mu ngi dem fu ne am partenaire fu ne mais mairie Kaolack tey jii est-ce que mos nga gis partenaire mairie Kaolack ñoom. est-ce que xam nga ne tali Mérignac ci mairie Kaolack la bokk Mérignac fu ñu ko tuddee Mérignac boo xam ne France la ne mais ñun gën nga leen gis Kaolack tey jii Moustapha Sow moo may mairie Kaolack ay oto mbalit ana oto yi benn moo ciy daw ana yeneen ñi ngi taxaw mairie Kaolack amul sax pelle mécanique pelle da ngay loué ji pelle soo bëggee tey jël gravaay pour mbalit da ngay dem loué ji mais mairie Kaolack war na toll loué. waru ko toll xam su ma xëy ñu ne damaa bañ ma yaam saa woon damaa kon non damaa bëgg Kaolack damaa bëgg ñu góorgóorlu comme que nag ñoom mun ñun am nañ xam-xam bi ànd ak nañ président Serigne boobu am xam-xam bi nañu may tuuti nañu ñam ñu xool suñ dawalee 1 an ci mairie Kaolack suñ liggéey nañu Kaolack waaye ñëw jéene lu mus am nañu jéene balaa Kaolack waaye dañuy jéene sax ñun ñooy taxaw ne seen Kaolack a ngi nii mënuñ ci daal mais ñun fii lañ dëkk fii lañ yaroo Dakar nu mu mel ne la yéen Kees nu mu mel ne la yeneen régions yi nii xoolal Fatick sooy dugg Fatick xam ne Fatick nii sooy dugg Fatick xam ne yaa ngi dugg Fatick mais pourquoi sooy dugg Kaolack wonut a leer dafa war a leer nañu xoolal Kaolack nu mu la nemee xoolal su nawet jotee canal yi da ngay su nawet jotee nga nekk commerçant di ñibbi soo wóoru nga dugg ci canal ndax doo gis canal ndax ndox mu bëri mais xoolal yooyu niñ bëree Kaolack gis nañ pomper sax Kaolack. yooyu moom fi la ko municipalité bi fekk. dama ne ay jamono dañ doon pomper. mairie bi da doon jox benn budget boo xam ne pour service d'hygiène ñuy wër ci quartier yi di pomper mais loolu amatut soxna si man xam naa lu may wax de loolu amatut mais xoolal espace yi nga xam ne plage géej gi mairie tey waroon na ko mun a defar ba mu nice xale yi mun a dem di koy fo mais amut yóbbu Kaolack mairie Kaolack war a defar bëri na te defu ko Kaolack dafa lëndëm nga foog ne police municipale pour ay jakarta rek la mooy police municipale commune bi dafa am fu ñu war a yem fu commissariat central am fu ñu war a yem
mais ñoom est-ce que ñoom seen liggéey matut dañ dul wax rek mais seen jumtukaay matut de dañ dul wax mais seen jumtukaay matut mais conseil municipal ñoo gën a yées yu Kaolack non conseil municipal Kaolack duñ dara maa la ko wax conseil 75 000 francs lañ woote budget ñu jox leen enveloppe 75 000 francs ñu dem ñoom toog ñu fa Kaolack waaye seen poste lañ fa toog la surtout opposition bi duñ dara te ñun dañoo faloon ay conseil municipal pour ñu défendre askan bi ñu défendre Kaolack waaye yow tey am nga droit yow citoyen ñuy voté budget Kaolack nga ñëw toog. très rapidement ñu jàll si leneen mais laata loolu may fàttali aussi yéen a ngi seen biir émission sunu leader bu leen fàtte bu leen zappé tapé leen Saloum-Actu ñu daal di leen di jox information yi donc wàllu politique sa jafe-jafe politique wala lépp loo xamee jaaxal na la rek ci tolluwaay politique ci Kaolack nangaan waaye ci Sénégal de manière générale suivre ñu ci Saloum-Actu Déthié Ndao ñu laal tuuti très rapidement ñu bref lan moo tax APR Kaolack am organisation pëccëxoo bi bëri na lool. merci beaucoup bonne question waxoon naa ko dinaa ko waxaat weesu na sax pëccëxoo APR Kaolack fi laa bokk ndax man mouvement bi maa ngi soutenir le président Macky Sall siis nañ ñaan nañ duñ dem duñ bàyyi ku dem non APR Kaolack laa la wax APR Kaolack ñoo gën a siis ñoo gën a ñaan ci laa bokk APR laa bokk ndax mouvement Kaolack ca kanam président Macky Sall lay soutenir depuis référendum ba léegi maa ngi toog mais APR Kaolack pëccëxoo bu organisé wu dara mais lu toll nii Kaolack APR Kaolack amuñ permanence fan lay APR di dajaloo mais parti politique da nga war a dajaloo am foo xam ne foofu ngeen di dajaloo permanence mais fii amul permanence. parce que ku nekk sa poste nga fi nekkal wala. sa bopp nga fi nekkal. ah bon. te suñ gisee un jeune buy liggéey ci parti bi duñ ko dimbale. dañ day daje yow si mbedd wala dañ daje yow président Macky Sall ñoo ñu ne ñu ngi lay encouragé comme man. alors selon toi à qui la faute. le président Macky Sall war na def chaque année wala chaque 6 mois mu xool raison yi ñu fa nekk di may yëngatu ñu fa nekk di may jàppale ndax ñi ngi gis seen bopp wala ñu leen di toppatoo wala toppatoo ñu mais su dépendé ci nit ñi muy gis foofu rek ñu koy wax président Kaolack dox na nangam parti baa ngi dox te dara amul doxut. et pourquoi les jeunes politiciens de Kaolack les leaders de Kaolack yi nga xam ne ci APR lañ bokk lan moo tax mënuñu def mobilisation benn mars wane seen bopp wan le président de la république ni kontaan nañu ci APR Kaolack. non xam nga jeunes yi ñoom xoolal tey jeunes yi APR Kaolack lan lañ leen defal def lu ñu dara te il est temps na ñu nommé leen mais tey jii suñ ko doon def rek ñu ne ñu ngi contre président te or que contre président wala ñoom ñooy dem ñii leaders yi ne fi ñooy dem président di ko ñii gëmuñ dara xaalis rek lañ gëm. te politique boobu amatut ji nga soo nekkee responsable doon bàyyi faali Macky Sall président Macky Sall lu ko yàqal amul ay bàyyi faal quelque la am mais soo doon Macky Sall tey faree la président Macky Sall fal la nga doon ministre nekk ci benn dëkk wala nga doon directeur wala nga doon benn affaire ci leader nekk ci benn dëkk képp kuy jàppale président Macky Sall da nga ko war a oo sa wet di koy nemmeeku mais or que loolu amut mais damay jël exemple ci man. mais président Macky Sall xam na ma bu baax mais suñ ko waree wax ni ko Déthié mu ngi liggéey di lay jàppale di def moyen boppam duñ ko wax te suñ dajee man ci mbedd mi nañ ne ñu ngi lay encourager ñu ngi lay suivre non affaire bi du loolu. ok kon yéen d'accord ngeen ne amu leen organisation. amul organisation. d'accord léegi ñu daal di jàll temps bi moo ñu xoj donc ñu daal di jàll wax tuuti ci wàllu sport ak sa ASC bi nga jiite fan la ASC bi toll. waaw ASC bi alhamdulilah rabbil alamin daaw. prouvé nañ jël nañ coupe journal ren aussi ñëw nañ ba 8e de finale ñu senior bi toog cadet bi moo dem finale alhamdulilah cadet bi jël coupe bi mais dañuy sant yàlla parce que soo demee jël journal daaw ren nga ñëw mu eggoo fa parce que yaa ngi am loo xam ne yaa ngi koy préparé parce que football dafa métti. waaw parce que ñun dañ doon football coupe du maire di football départemental boole ci di football zonal far yàlla def zonal fu ñu fi yem ñi yem fi ren mais fu may wax ak yow nii fan yi passé rek football nañ demi finale départemental te loolu foofu mooy fu kawee fa foofu la ñëpp bëgg a yegg tey soo jàllee zonal egg départemental kon yow
am nga équipe bu baax aussi zonal bi aussi sama cadet bi moo jël coupe bi kon sama ASC bi vraiment maa ngi leen di gërëm ay jàmbaar ñoo ci ne te incha allah ci kàttan yàlla ñun ñoo war a finalu départemental. d'accord léegi bu ñu dajalee loolu yëpp parce que gis nañ leen seen statistique yéeg na lool bu ñu dajalee ban budget ngeen am aussi kan moo nekk à part Déthié Ndaw si ginnaaw ASC bi tamit. à part Déthié Ndaw nga xam ne mooy président bi ay bonne volonté ay jeunes rek ñoo nekk sama ginnaaw jeunes yoo xam ne ñenn ñi ngi liggéey ñenn ñi liggéeyuñ mais nag métti na parce que lépp mënoo ko wax mais daal Déthié jiitu di génne ci poosam ci moyen boor yi ko yàlla dénk. ak ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi ciy jàpp kon ñooñu dama leen sali au passage dama leen sant di leen gërëm am na koo xam ne nag vraiment kooku dama koy jukki ci bonne volonté yi muy Omar Diouf wax dëgg yàlla jàmbaar la te mu ngi ñuy jàppale bu baax wan na ne doomi Kandé Gàdd la parce que chaque année vraiment mu génne benn budget ne ma président maa la jàppale lii si équipe bi kon Omar Diouf dama koy sant di koy gërëm ku lim juum parce que am na ñeneen aussi tamit vraiment ñu ngi sama ginnaaw di may jàppal mais jàppal ne daal président ba moo jiitu muy Déthié Ndaw ñëpp ñeneen ñi mën a ñëw taxaw ngemm fekk si ko di koy jàppale. D'accord alors Déthié l'émission tire à sa fin donc ce dernier mot. waaw sama dernier mot maa ngi leen di gërëm encore une fois di sant waa mouvement Kaolack ci kanam bi nga xam ne man maa leen jiite kon ñooñu ma leen delloo njukkal bu baax a baax a baax ndax awma seen fay. vraiment ñu ngi ñuy soutenir ñu ngi ñuy jàppale bu baax muy mouvement Kaolack ci kanam kon muy góor di jigéen ak suñu doyen yi ci nekk ci biir mouvement bi ñu ngi leen di sant ku nekk sa tur ak sa sant ba pare di sant aussi président Serigne Mboup bi nga xam ne moom lañ àndal di liggéey pour élection yii di ñëw ñu mun a jot mairie bi ci kàttan yàlla di sant aussi bépp sénégalais di sant le président Macky Sall bu baax a baax parce que sama moom mouvement bi ba mu juddoo ba léegi. te sànnee xeer ba pare. sànni mu ko xeer parce que damaa wax dëgg rek parce que tey jii président Macky Sall am na ñoo xam ne nommé na leen ñu ngi fii mais ñoom ñoo ñu war a gestu ñoom ñoo ñu war a jàppale mais malheureusement loolu amul te xam nañ ne pourtant ñu ngi ci terrain bi di liggéey kon président Macky Sall dama koy sant di koy gërëm di koy ñaanal yàlla yéen bi nga xam ne Sénégal yaakaar bu ñu am ci moom yàlla def mu sotti ak jàmm te incha allah te jeune président la vraiment jàmbaar la te aussi vision yëpp. mooy Sénégal mun a mel comme yeneen pays yi nga xam ne tey jii ñi bëri ciy daw pour dem seen di aussi di sant population Kaolack waa ñëpp maa ngi leen di sant di leen di gërëm di leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ci année bi ñu jógee nii di si ñaanal yàlla ku ci tawat yal na leen yàlla saafara ñu nekk ci prison yal na leen yàlla génne ñu nekk ci hôpital tamit yal na leen yàlla saafara ñu nekk di góorgóorlu na yal na leen yàlla may lu ñu def seen poos ñu bokk ñëpp yàlla may ñi fan bu gudd ak wér-gu-yaram mais surtout nag yéen sant naa leen gërëm naa ndax nit ku déplacé lu mel nii dafa jafe parce que dem nga fekk ji nit ki rek di ko tàllal ko seen micro rek muy wax lu nekk ci moom rek loolu kenn amut fayam kon journaliste yi gàcce nga la am ñu ngi leen di ñaanal parce que tey jii yéen a mun a defar nit tey jii yéen a mun a yàq nit tey jii yéen su ngeen fi newu doon rek luñ bëgg a wax wala suñ politique du dox. te kon ñu ngi leen di sant di leen di gërëm di leen di ñaanal yàlla gën a dëgëral leen seen organe bii ngeen xam ne moom ngeen nekk di ci liggéey Saint-Louis Active yàlla jàppale leen ak bépp emploi bu fa nekk di fay di daan doole ci kaw ba ci suuf maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant population Kaolack di leen ñaanal yàlla te nag ba dëgg yàlla doyal ma gàtt na mais doyal ma. xam naa Amilum loolu moom dañ koy négocier bu ñu ñëwee loolu moom bu ñu ñëwee dañ koy négocier ak Déthié donc di nga wax ak Amilum yow Amilum dina la jël direct nga wax ak moom. voilà seen émission sunu leader la woon ñu amoon mbégte ak contentement daal di toog waxaat leen ci wàllu politique yaakaar naa lépp lu ñu fi waxtaanee jëmale wàllu politique daal dina leen di neex waaye nag bu leen zappé yéen ñi ñuy seetaan ci biir Saloum Actu tapé Saloum Actu daal di toog nànk donc di ñu seetaan ñu jox la information politique waxuma sax politique waaye lépp luy information soxla réewum Sénégal Saloum Actu da la koy jox ñoom ñoo lay jox l'info en temps réel donc mais nag suñu defee émission bi mu mën a jaar yoon dañuy jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci ginnaaw ndax nag toog di wax yomb na waaye am na ñoo xamante ni ñoo ci jàpp ba mu mën a yemb ñu ngi gërëm nag suñu technicien bi Pape Maysa Diop ñi nga xamante ne nii ñëpp ñoo nekk équipe bi ci ginnaaw Babacar Sarr le DG tout le monde ñu ngi leen di gërëm donc ñu ngi jox dig daje beneen yoon ak beneen leader ci seen biir émission suñu leader. Ute man ta ñàkk naam